asalaamaaleykum auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bon sant yàlla jullu ci yonent bi ñoo ngi sant suñuy waajur di leen ñaanal guddi fan ak wér di ñaanal sëñ Muntaxa Basiiru Mbàkke suñu borom yàggal ko fi loolu te wér borom mbégte mi ak képp kuy kilifa diine rek te nekk ci bopp tarixa yàlla na suñu borom bàyyi leen fi te yàggal leen fi tey nag ñëw tey ngir def benn comme d'habitude rek kàddu ndaw ñi ñëw ci sëñ Xaadim Cissé nekk fii ci Parcelles Gueule Tapée bëgg waxtaan ak moom nag ci li nga xam ne moom moo ëmb lépp luy boulangerie ak ñëw nag ci ndaw ñi ak nu ñuy dundee jamono ji sëñ Xaadim Cissé bisimilah mun nga présenté wu. waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñi ngi sant yàlla bu wér sant goog moom rek képp kese moo ko yeyoo di julli ci yonentam ba di sant Serigne Touba Xaadimu Rasul muy sunu bunt ci rasulillah di la nuyu Cheikh bi Alaaji ñu ngi lay nuyu bu baax comme ni nga nuyoo kilifa yëpp ñu ngi nuyu ñëpp kon doy na sëkk Xaadim Cissé laa tudd maa ngi fi Dakar yor fi boulangerie nekk sénégalais comme ñëpp di dóor waar di jéem waaw di jéem rek tey ñaan yàlla barkeelal. waaw sëñ Xaadim man fenn rek lay tàmbalee maanaam samay question mooy gis nañ ni boulanger nga ubbi nga boulanger na ci liggéey yàgg nga ci donc am na ndaw ñoo xam ni am nañ projet à l'avenir pour créer ñoom tamit am seen boulangerie bopp fan nga jaar ba ubbi boulangerie mais question mu la ñu ko laaj. waaw comme ni nga xam ne rek presque mën nañu wax ne 95% ci boulanger sénégalais yi fi ñu jaar rek fi laa jaar. parce que ku ne xam na ne boulangerie moom secteur informel la ko état sénégalais jàppee waaw. secteur informel. moom presque moom boulanger yi moom daanaka moom mooy loolu. du nag ci régime bii de. ba ko jiitu ba tey ñoom moom presque mëñ yi lañ xamanteel ñoom la ñuy waxal. c'est pas formel c'est pas formel maanaam dossiers yi ci tiroir yi la nekk lu ñu appliqué parce que nekk na secteur boo xam ne. mais li ma dégg nii sëñ Xaadim dafa garaaw de. boulangerie c'est informel comme ñi jaay ki mbedd mi ambulant yi jaay ki mbedd mi di lal ay dàll wala ay carax wala ay. coowal boulanger yi dégg nga ko jamono yee ba ñoo naan réglementation lu tax ñu xëy ne réglementation parce que dañ ne secteur bi anarchie la pëccaxoo la lu neex waaye def nangam yooyu lañ wax kon informel lañ. mën naa la wax ne ci dernier 3 ans yi lañ tàmbali maanaam sax di wax ak boulanger yi mais nekk nañ fi pendant des années yoo xam ne doo sax am boulanger bi doo am sax réunion ak waa état bu ñuy def seen réunion mëñ yi la ñuy waxal ak waa consommateurs yi xaw ma consommateurs ni ñuy waxal ci la ñuy tënku ba tënk boulanger yi seen prix seen lépp mais duñ former boulanger yi ñun bu ñuy xëy dañ fariñ yokku na dañuy xëy nañu fariñ yokku na fariñ wàññiku na dañuy xëy na fariñ wàññiku na nangam yokku na nangam nun daal dañuy jàpp di ñu ñoddi kese. mais yéen kon est-ce que yéen am ngeen mbootaay boo xam ne moo leen dooleel ba pare ma bëgg a laaj beneen question moom mooy lu mel ni bëgg moon tur bi sax mais naa ko tudd lu mel ni Brioche Dorée nga xam ni daanaka li mu am ci boulanger Sénégal fii amul benn boulanger boo xam ni am nga lim bu toll noonu kon Brioche Dorée kon ay informel lan. waaw xam nga Brioche Dorée moom mënuma la wax ci moom lu bari parce que man moom presque du ma fa dugg wax dëgg yàlla du pour lenn nag mais la ñuy liggéey lay liggéey kon. voilà comme nag ci secteur bi laa nekk parfois danaa wër di xool lan laa mën a jàngataat ci sama yeneen collègues yi loolu parfois danaa ko def loolu liggéey bi moo ko laaj. mais su ma la waxee Brioche Dorée buñ ci bàyyee xel moom presque mburu ñoru ko maanaam da ko def rek complément. kon moom ci Brioche Dorée boo xoolee minimum mburu la minimum la ciy defar parce que boo xoolee moom viennoiserie salle de thé ñu ngi koy publicité nag dibiterie yooyu lay def baguette lay def teg fee ku bëgg jël ku bëggul baax moom li muy produire ci mburu minimum la. foofu moom foofu Sénégalais yi comprendre nañu mais nañ ñëw léegi ci yéen seen cas yéen parce que man mënu ma comprendre ba léegi ñu ne boulanger yi ay secteur informel lan informel nag ñi nga xam ne ñoo déggul nasaraan suñu ko déggee mooy ambulant mooy koo xam ne état bi reconnaître nu ko maanaam amul kayit yu wóor ma gis ni am na benn association bu tudd bu ëmb kuréelu boulangerie Sénégal yi bu nekk fii waaw nga xam ni dañuy defar ay mburu ñebbe dugub xam nga ainsi de suite ñooñu ils sont pas reconnus par l'État. waaw dafa am fédération nationale des boulangeries sénégalais muy FMBS
am regroupement des boulangeries des sénégalais muy RBS man ci bureau boobu laa bokk. waaw la moo tax mu ne woon def nekk benn comme yéen da ngeen parce que da ngeen doole nguur gi boo nekkee 2 kuréel seen doole day wàññeeku. mais loolu du dara boo demee université Anta Diop ñaata syndicat ñoo fa nekk l'essentiel que bu ñuy dox ci li nga xam ne intérêt secteur bi la ñu ànd doxandoo ko bu ñu paree kenn ku ne xam nooy def l'essentiel que ne heure bu ñu jógee ne dañuy wax ak mburu FMBS taxaw RBS taxaw ñu taxaw dóorandoo ko boulanger yi ànd ak ñun ñu liggéey ko loolu du dara. kon bu ñu amoon 50 000 kuréel it pour man du lu négatif. ñu bëri dañu xonoon waaw dañuy dooleel état bi parce que état bi day jënd kii day jënd kee na fekk personnes yi nga xam ne ñoo jiite na leen secteur bi ñor mu leer leen ne liñ ciy am état mënu leen ko fay. yaa ngi dégg li ma la wax parce que ñun suñu liggéey bii suñu accompagner liggéey gënu ko liggéey bu noble la liggéey bu neex la liggéey bu baax la te it buñ ñu accompagner am na dara. am na dara. malheureusement mais kon yéen seen xeex bi ngeen doon xeex fan yii passé ci affaire kilo mburu mi pour ñu yokk ko daanaka am ngeen ci ndam. non non. la moo tax am nañ ci ndam. ok léegi. parce que maa ngi jégalu ñi nga xam ne ñooy topp seen YouTube Kocc Barma Events comme que dañ ne Kocc Barma Events Kocc la ñu wax cosaan maanaam dañuy indi lépp loo xam ne njëriñu Sénégal la moo tax tey ñëw ci sëñ Khadim Cissé bi nga xam ni day yëngu ci boulangerie am na ñu bëri ñoo xam ñoo ngi gis boulangerie mais xamuñu au fond à l'intérieur la mooy boulangerie ak ñi nga xam ne ay boulangerie lan dund ndax sa maam Serigne kat boulanger la woon boulangerie africaine de Médina képp kuy boulangerie bu mag xam nga ko te nekkoon poste Médina rond point yal na yàlla doolu ay leeram xare ko àjjana léegi nag boulangerie bëggoon naa Sénégalais yi gën a comprendre la mooy boulangerie sëñ Khadim foo doon ñëw sànq sax ci mbirum mbir mi bëggoon yokk laa bëggoon laaj sëñ Khadim waaw fan ngeen ci toll. waaw kay tolluñu ci fenn tolluñu ci fenn. mais mi ngi ci fenn ba léegi. su ma la waxee sëriñ bi ne la 20 jours avant élection yi maanaam environ boobu la élection présidentielle yi passé ci lañ yokk farine bi biñ yokkee farine bi ñu ngi ko jëlee 14 750 buñ ko toppee dafay arrière ba mu gudd ba farine di jar ay 13 000 ak régime ba li passé yooyu mais pour ma waxal la rek mu gàtt. parce que avant loolu li ñuy wax AMIS amut woon mooy militaires yi léegi dañu def seen groupe tudde ko AMIS Amicale des militaires Sénégal xaw ma tan lañ ko tudde noonu dégg nga def jaay ma mburu kooku ministre bi la dama lay laaj ba àdduna ministre moo créé jaay ma pain wala association boulangerie ñoo créé laaj ba àdduna ba léegi fan nga mas a gis ministre bu ñu fal ci biir fonction mooy dox ci doxu dafa créé ab GIE ci biir ci benn secteur. est-ce que du politique kon politique la xam naa. ñii ne gars yi ñoom seen lépp politique la. waaw ñii nee nañ coow li bari na ci en tout cas ñoom ñoo ko moom. GIE bi moom ministre bi moom jaay ma mburu. GIE jaay ma mburu mi ngi ci diggante loxoom ministre bi ak waa commerce. ak yenn boulanger yi nga xam ne ànd nañ ci ak ñoom bon jaay ma mburu benn arnaque la boo xam ne ñun mënuñu ko comprendre parce que yéen ñëpp dégg ngeen bi ñu fiy coowal mburu yi réglementation bi li mburu mi niñ koy libéré baaxut président AMIS dafa taxaw ci télé ne sénégalais yi boulanger sénégalais yi ñoom mënta liggéey parce que ñoo sànni seen xaalis ci fenêtre bi parce que ñoo ci dugal ay intermédiaire suñu bokk Guinée yi ñu ciy jox kii am ci 10 francs kii am ci 15 francs nangam coow li mel ne tulleeg màlle ñu ne bon pour ñu bañ a yokk mburu mi nañ fexe ba loolu dellusiwaat ci biir gafak ak boulanger bi. mais est-ce que suñ ko formalisé woon loolu yëpp na ci am li ñu ci wax noonu affaire Guinée beeg yooyu parce que formalisé wuñ ko. exact formalisé wuñ ko parce que Guinée bii di dem di libéré amul reçu de commerce amul NINEA comme marchand ambulant la day jël sa mburu su jaayee baax na su jaayul mu delloo si waat la boulanger bi di perte léegi nag ci biir loolu lañ demoon ba tëgg. bokk na ci ñi ko jiitoon président FMBS bi ak ñu bëree bëri ne léegi nañ def réglementation bu ñu defee réglementation danañ xam ki war a liggéey mburu ak ki warta liggéey mburu kan mooy boulanger ak ku dul boulanger nit ñi am registre de commerce am NINEA am lépp ci bi Mohamed Boun Dionne nekk premier ministre ci jamonoom yu mujj parce que boobu dañuy yokk farine bi jëlee ko 14 750 yóbbu ko 17 300. waaw li ma jaaxal man nguur gi maanaam ni yokkee. te bu ñuy yokku du ñuy yokk ay 100 francs 200 francs 300 francs déedéet dañuy yokk nu mu leen neexee léegi nag bu ñuy yokk it duñ ko wax télé yi ñu yëg ko mais heure bu ñu wàññilee mburu boulanger yi 100 francs ci sac bi 100 francs da nga ko dégg ci presse bi. waaw mais lu ma jaaxal xam nga ma jaaxal sëñ Khadim dama gis ni nguur gi ba ñuy soog a toog en 2012 ñëpp dañu doon sentir wàññi gi doon wàññi
mais dañ jékki-jékki rek léegi boo demee ci 9 kilos 25 kilos ceeb bi 9 000 francs la woon mais léegi egg na bàyyi 12 000 13 000. bala ngaa àggal gis nga li ngay wàññi day fekk nga moom ko ñun dañu amul dara bay wàññi ñun suñu àdduna mënuñu ko wekki ci conteneur bateau loo xam ne mi ngi basé wu ci pétrole bi ak dollar bi ñun moomuñu pétrole moomuñu dollar. mais blé fan lay jógee. blé bi dañ ko jënd France dañ ko jënd Brésil dañ ko jënd Argentine dañ ko jënd Ukraine partout dans le monde Israël fu ne la ñuy jënd ci blé. waaw très bien léegi foofu parce que dama defoon benn émission jëmale ko ci maanaam li ñuy consommer maanaam jëfandikoo li ñu moom ma gis ni mburu mi mën nañ defar mburu dugub mburu maïs mburu ñebbe mburu ainsi de suite ay mburu yu bëri la moo tax ñu basé wu yéen boulangerie yi ngeen basé wu rek ci blé bi rek bañ a consommer maanaam li nga xam ne moom. bonne question ñu bëri dañuy wax céréale locale. te moo gën fuuf sax. ok ñu bëri dañuy wax céréale locale ñi naan pain doole ñi naan pain ñebbe ñi naan pain nebaday ñi naan pain nii pain naa dafa am secret boo xam ne yàlla da koo def ci blé mennum blé moo ko am ci xeetu céréales yépp mooy glutine. glutine mooy lan. glutine mooy li koy waral boo ko jàmbee moo mel ne élastique ba nga mën koo former ba nga liggéey ko ni nga ko neexee kooku mennum blé moo amu ko dugub amu ko ñebbe amu ko basi amu ko lii amu ko lii amu ko lii amu ko fépp foofi dégg ñu naan la pain nangam xamal ne 75% farine la ci des di complément ak céréale booba tey su ma la defaroon pat kese pat maanaam dugub kese ma bëgg la ci defaral pat day mel ne boo ko tibbee nii day ñoqati ko di la topp par rapport ak patu farine boo ko tibbee day tawee ko loolu secret la boobu yàlla moo ko def ci blé dugub amu ko leneen amu ko beñe dugub mburu dugub nangam loo fi mën a dégg 75% farine la. waaye complément waaye nag yéen ci defar bi ngeen basé wu ci defar bi. nu mu nooyee waaye nag cafta gi tamit suñu céréales yi neex na de. maa ngi ñëw xam nga ñun yooyu man. dugub bu tàng moom nga doon dugub. maa ngi ñëw xam man boulangerie yi yegguma ci lool 7 ans la ci waaj a def. 7 ans laa ci waaj a def parce que maa ngi nekkoon à l'extérieur doon liggéey yeneen liggéey ñibbi si Sénégal maa ngi ak nationalité européen ñibbi si Sénégal bëgg Sénégal parce que dama am feebaru bëgg Sénégal malheureusement Sénégal du réew mu ñuy bëgg. ndax amul jàppale. du jëmmi Sénégal moo neexut a bëgg mais ñi ci kaw war a jàppale ñi ci suuf ñoom ñoo fi nekkal seen bopp muy ña fi nekkoon ak ñi fi nekk ak ñiy waaj a ñëw seen bopp lañ fi nekkal. xooluñu yow mi nekkoon ca àll ba am possibilité dund fa mais nga ne déedéet man que tôt ou tard damay ñibbi Sénégal naa teel a dem Sénégal su ma mënee jàppale ñaari nit ñetti nit 10 personnes 50 personnes ubbi sama entreprise nañ ma jàppale déedéet da nga naan cëpp ubbi sa entreprise suba ñu indi lay taxe. dégg naa de ñu ne jàmbur yee fi gën a nekk à l'aise que ñi fi dëkk. waaw xam nga dafa am langage yoo xam ne comme man dama newoon ci diaspora bi dama ci xaw a moytu tuuti parce que yu mel noonu bi ñu nekkee Italie wala yeneen réew yi ñu demoon parfois da nga daan gis tubaab yi loo koy wax dala daan metti moo tax man loolu. tubaab bi lox lan. ay fu ngeen dëkk ay trouvé ngeen Amérique ay ba ngeen jëw fii nii ngeen meloon si nangam Afrique nangam moo tax man fi mu ne du ma sax sawar di wax naan guinéen bi nii wala malien bi nii wala naar bi nii wala nangam. maanaam su ma nee ñi fi dëkkul. cela veut dire que maanaam investisseur étranger yi nasaraan si. waaw ba tey benn la rek. ñun ak Guinée yi benn lan ñun ak Bissau Guinée yi benn lan Nigéria yi benn lan. xam naa li nga wax de ba tey d'accord mais tey même sénégalais yi nekk ci diaspora bi nga xam ne am nañ fa ay biens dañuy dégg lu mel noonu bon man damay wax ne monde bi moo amatut frontière. dafa am expérience boobu dama ko dund seex bi. routière 13 ans yi ma mujj def Europe routière laa fa woon fu ne laa doon dem. suñ daan dem Michelin ku ne xam ne France ñoo ko moom mais boo demee Italie da nga naan fii la dëkk nga dem Espagne ne fii la dëkk nga dem ne Allemagne fii la dëkk nga dem Brésil ne fii la dëkk kon monde bi moo demee noonu marque yi ngay gis fi ay Bosch nangam kon monde bi moo léegi moo voilà léegi monde bi mën nga ne benn commune la affaire yi nii lay defante léegi nag liy wax ji mooy yow continent bi nga nekk respectel sa bopp te respecter say doom te jàppale leen. kon daal problème moom mooy ñi nga xam ne moo ñuy jiite comme nasaraan si ni ñuy encadrer di protéger seen i citoyens ñun suñu njiit yi dañu war a protéger seen i citoyens parce que tamit foo damay lancer message foofu kii sëñ Khadim Cissé la tudd itam dafa nekkoon Europe yàgg na fa doon liggéey bitim réew dem ba gis ni war na ñibbi si Sénégal pour liggéey
kon dafay baax bër nga cay moroma ñoo xam dañuy à chaque fois dañuy ñibbi si donc di revendiquer naan gars yi taxawul leen soit nga jënd terrain gars yi lekk ko wala nga war a investir gars yi cognace la di ci xool intérêt donc loolu bon laaj message tey bon message ngay lancé gouvernement. xam nga ma arrière tuuti sànq dag ma laaj nu ma def ba ubbi boulangerie. mooy sama question bu njëkk. mooy sa question bu njëkk. ma ne la presque ni boulanger yëpp jaar boo ubbi seen boulangerie rek fi lañ jaar. fii benn dërëm bu jóge Europe nekku fi. boulangerie bii dërëmu banque nekku ci dërëmu état nekku ci. sama frère moo ci jàpp. boo xam ne moom tamit boulanger la moo ma ci jiitu. moo ci jàpp ci construction bi. parce que nag location la ñuy fay. mais boo luyee local da nga koy aménager comme yow ci ni nga ko bëggee. loolu moom moo ci jàpp. matériel bi suñu benn mag buñ nekk doon ci àll ba léegi mu nekk fournisseur. lebal ñu ko chaque fin du mois ñuy liggéey di ko fay. ba yàlla def na matériel am mat na. malheureusement bi matériel am matee 2 mois après lañ yokk farine bi. sama frère boobu million yooyu mi ngi mu congelé teg bu doon banque torox naa bu doon état torox naa te xaw ma nu may def ba fay ko parce que yokk nañ lépp ne mburu du yokk. yokk nañ lépp ne mburu du yokk liñ mujjee yokk mooy levure bi teg nañ ci 1000 francs par carton. waaw ñoom man yokk bi moo métti man yokk bi ni ñuy yokkee suñu produit moom mu jaaxal man ceeb diwlin suukar ciment fer beurre maanaam lépp lu nit di jëfandikoo dafa cher. xam nga luy problème bi. xam nga lu ñu war a def. sànq maa ngi la doon wax naan la ñun moomuñu dara. kon il faut mu cher. monde bi moo gën a cher. France ñoo ñu gën a cherle. Amérique ñoo ñu gën a cherle. ñëpp a ñu gën a cherle. loolu moom monde bi moo nuy doxee li sëñ Fallou doon wax yàlla nañ am njëg. xam nga lu état Sénégal lu mu war a wax. terrain de vie bi. la war a xool. ak salaire yi ak nit ñi li ñuy am est-ce que méngoo na. en tout cas métti na de. Alaaji Cheikh fii Sénégal ku fay fayu 150 000 da ngay yaakaar ne yaa ngi fayu xaalis. mais bu weer dee da ngay lebi pour nga dolli. ni muy ñëwee doo yàqantu ñëw sax. Sénégal dañu war a weesu ay salaires yi 100 000 francs ki 50 000 francs ki 200 000 francs parce que vie bi attanatu ko. vie bi attanatu ko nañ yokk salaire yi xaalis yi ñuy yàq nañ ci yokk xoolal nañ fexe ba nit ñi lekk ba wér ba pare ñu door a wax leneen. sànq laa génn rek ci ba muy ànd taximan bu ñuy ñëw dama ne ko dëkk bi salte na maam dëkk bi fu la dem da ngay génn dafa maam Dakar moo salte Dakar moo tilim Dakar moo lëndëm waaw non maanaam mbedd mi tali yi rëboor yi trottoir yi dëkk bi moo lënd xam nga lëndëm dëkk bi amul leer quoi. xam nga lu léegi nit ñi àndatuñu ak seeni xel. dama ne li ma lay wax déglu ko bu baax Sénégal nit ñi àndatuñu ak seeni xel da nga leen di seen ñuy dem mais bari na ci ñun boo leen laale ñu explosé mi ngi mel ni ku attan 10 nga yan ko 100 problème yi dafa bari liggéey amut nit ñi wéruñu lekkatuñ lu baax. dama ne la ñun ñi nekk ci boulangerie bii ngay xëy ponkal mu toll ne baayam gàddu saagam di ambila ba bëccëg mu ñëw jënd benn pain au lait bu 100 francs ak sachet ndox lekk ko dóoraat kooku lam lekk ban vitamine la am ban ferñeent la am lan moo ko mën a jariñ dara te ay mbokk ma nga ci àll ba mu war leen a yóbbante jabaram wala baayam wala doomam wala nangam gis nga Sénégal métti na tellement métti goo xamante ne nii man su ma ci manoon dara ñi ne ci kaw dinaa leen wàccee ci terrain bi bañ dund li. nga yaakaar ni yëgul li xew. mais buñ ko yëgee itam ils sont fous seen yoon newu ci ñoom am nañu oto am nañ carburant am nañ kër fii kër fee jabar fee seen i salaire ñuy dund luñ mën a rawale bu régime bi jeexalee beneen régime di kat ña nekkat foofu def même chose ba ñu jeexat la preuve mooy régime bu fi jógee ña fa ne woon foo leen di dégg. boobu nag sama message mooy man foogoon naa sax man rek maa koy dund yaakaaroon naa ni man rek maa ko seetlu mais tey sëñ Xaadim fi ma doon jaar chaque jour fa la jaar te bëri na ci ay morom ay sénégalais yoo xam ni damay lancer message ki nga xam ne mooy suñu njiitum réew Sénégal am confiance jox ko réew mi muy ànd ak ay naataangoom li ñu laaj rek mooy liggéey réew mi fokk lay Wàdd bàyyi woon moom bu ñëwee mu continuer yeesal suñuy mbedd yeesal suñuy kër yombal location yombal courant yombal ndox jàppale boulangerie yi ak képp kuy doom sénégalais loolu loon yittewoo maanaam ci nguur gi nga xam ne moo fi nekk ba ci entrepreneur yi sëñ Xaadim lan nga laaj yoo xam ne benn àggu ci te dafa am importance mooy prix mburu bi ak GIE bi
benn prix mburu bi nee naa la dañu jëlee farine bi 14 750 yóbbu ko 17 300 bi amut produit boo ko déggee mooy améliorant mooy rafetal mburu mi moo koy may doole. farine kese boo ko jambee dugal ko ci fur bi bu pare day nasax du baax du jël couleur beige comme couleur bii lay jël. léegi nag am na produit bu ñuy wax améliorant boo xam ne Sénégal liggéeyu ko dañ koy importer nee naa la ñun amuñu dara conteneur ak bateau rek. mais farine ma foogoon ni farine kese ngeen defaree mburu. non. waaw kon léegi leer ñu léegi parce que Kocc Barma Events la nekk dañu bëgg affaire yu leer. gars yi gën a xam lan mooy boulanger. lan mooy mburu mburu mi ngi jóge ci farine mi ngi jóge ci blé bala nga ne farine bala nga ne mburu da nga naan blé bi dañ ko yóbbu ci usine bi soq ko jël son bi wala cox bi ci olof ber ko ne jël dugub ji def ko ne yóbbu ko ci moulin bi mu wal ko ñu segg ko lay ko ba mu nekk farine léegi nag ci biir loolu borom usine bi am na farine yoo xam ne dañu jël améliorant bii ma la wax dolli ko ci biir jaxase ko parce que mooy may mburu mi doole moo koy may consensus ba nga xam ne tey boo ko lakkee dina mën a taxaw bu amee poids bu baax dina mën a taaru dina mën a taxaw it dina am ñooxit moo koy may doole mi ngi mel ni nit kuy lekk yàpp ak ku lekkul dara waaw loolu améliorant day améliorer tur bi day améliorer bon léegi nag saako bi nga xam ne amuñu améliorant dañ ko jëlee 14 750 yóbbu ko 17 300 non 16 800 bi nga xam ne dañ ci def améliorant te doon ko jaay même prix ñu dem ba mu yàgg même 500 francs différence bi dañ ko ci def daal di koy def nag léegi ñaari prix 16 300 17 800 loolu la usine yi def à l'accord de état parce que nag kenn sañ te def prix te état defu ko bi ñu defee loolu boulanger yi ne non ñun mënatuñ dem parce que nag naka ngay mën a jëlee farine bi 14 750 doon na fi jar ba 13 000 yéen ngeen di ko yokk ba 14 750 yóbbu ngeen ko fi 16 000 arriéraat ko prix bi ngeen di ping pong pour lan la te bu ngeen di yokk da ngeen ñuy tegal ay 2000 francs 3000 francs su ngeen di wàññi dañuy defal ay 200 francs ba noppi da ngeen koy wax ci presse bi yenn saa yi nit day dikk ne mais farine bi wàññi ko na wàññi bu mujj bi TVA bi leen état teggil indi jële ko 20% indi ko 6%. bañ defee seen calcul lañ ne kon boulanger bi war na ci maanaam 200 francs par sac bañ demee télé di wax ruus nañ ne wàññi war nañ ci farine bi 200 francs par sac waaye dañ naan wàññi nañ 2000 francs par tonne xoolal boobu politique. léegi nag nit ñi tàmbali ñëw naan mais yéen wàññil nañ leen farine bi di ñu jaxase ak clients yi xam nga noonu luy suñu problème mooy population bi askan wi ak boulanger bi. état dafa ne ci diggante bi di jël karaw di def ci kii di jël karaw di def ci kii loolu lay def afaluñu de bu ñu afaloon mu baax parce que dafa tëgg ay prix ba noppi nëbbu ko benn régime ba fi nekk mi ngi doon jaay baguette bi 175 Sénégal yoo dafa cher mais poids bi daf ko yóbbu 210 grammes ak cuisson boo ko toggee ba pare mburu bi na nekk 210 grammes buñ ko lakkee ba pare na nekk 210 grammes sinon contrôle commerce bu ñëwee indi la problème saako farine bi di jar 21 000 boulanger yi loolu ñu ci doon dund di tranquille régime bii dikk ne day wàññi comme da nga wax ci départ ba daal ne mburu mi léegi dañ ko jëlee 175 indi ko 150 Sénégalais ne wéy tàccu wàññi na mburu mi. te xamuñu lu xew. ok léegi nag mu ne poids bi nañ ko jëlee 210 grammes indi ko 190 grammes dossier yaa ngi nekk man. léegi nag yow pour yow wàññi na la 25 francs 10 francs la wàññil xañ la sa qualité parce que da nga daan jënd 3 pains exemple 3 pains mu doy la sa kër léegi 4 ngay jënd da nga dégg ñaan mburu ñoo mburu xottu état bii la du boulanger bi état bii la léegi nag loolu biñ demee bañ nar a grève ki fi nekkoon premier ministre woote réunion pour la première fois ci Sénégal ci histoire Sénégal li ma dégg booba lañ woote urgent réunion parce que dañ ne grève bu ñu ko defee ci plein campagne présidentielle bi régime bi day daanu guddi lañ woogaa yi waa bureau yi ñaari bureau yëpp ak waa ministre xawma waa borom usine yi woo askana déjà liñ njëkk a def mooy dañoo réservoir meññe yi ci li ma dégg 2 heures de temps wax ak ñoom ba pare gars yi ñëw boulanger yi ñu daal bokk ak taw ñu leen xool leen léegi lu ngeen leen mën a jàppale. mais est-ce que gars yi kon yéen seen njiit jën politique ñu bañ jën leen. kenn sëñ Talla bañ wax lépp man moom damaa découragé. seen dara leerul daal. parce que seen dara leerul. parce que man moom wax dëgg yàlla am na ci ñu baax am na ci ñu jub mais malheureusement ab minorité la ci
bon bi ñu defee noonu buñ jonn ne nañ def ñetti comité woo ministre bi mu toog benn comité bi na suivre la vérité du prix de pain benn comité bi na suivre réglementation bi maanaam acharement bi comme neex jaay comme neex ubbi distance nangam benn comité bi na suivre prix de pain prix de farine ñu daal dugg ci terrain bi ñu jox leen délai 2 mois 60 jours kii nekk tey ministre directeur de commerce régional intérieur boobu moo nekkoon bu Dakar moo jiite woon commissaire moo nekkoon commissaire bi ñu dugg biir Dakar di wër di xool di càmbar di wax ba 2 mois yi mat ñu ñëw ne baguette bii ñuy jaay 150 prix réel am mooy 180 francs ministre de commerce de ay personnes assermentées ñu ne prix farine bi moom c'est normal baax na ñu ne nag léegi boulanger yi ñoom bi ñu demee ñoom gis nañ ne 200 francs la baguette bi war a jar ñoom bi ñu defee seen calcul ñu ne non 200 dafa cher gars yi fekk si leen ci 180 francs bi ba ci 180 francs bi ñu ne mais dërëm bi problème monnaie lay doon ñu ne kon nañ ko arrondir 175 doo am problème monnaie ba ñëpp wax bañ dem plénière ba dem jam ñaajo toog ak ministre bi muy wax gars yi tàmbali jël parole téléphone am sonné mu jóg absenté ay 40 de minutes dikk rek sans se passe. changé lépp daal ne li ngeen togg baaxul. parce que loolu moom. suñu bureau bi nee nañ keroog ki fi nekkoon directeur de commerce intérieur Ousmane Mbaye daf ne ko madame la ministre liñ fi tëgg mënuñu gis lu ko gën. mu ne leen non en tout cas groupe électrogène bi ngeen def entretien 50 000 francs par mois du toujours le courant du coupé ñu ne ko mais 50 000 francs lu mu mën a yàq ci suñu liggéey. mu ne en tout cas da ngeen jëlaat yeneen 15 jours 15 jours yooyu la ñuy dawal ba ji ma lay waxal tey 2019 ba léegi. ba léegi dajawaatu leen. su ma la waxee ne la 2020 250 boulangeries ñoo tëj Sénégal ba ci man xaw ma dinaa tëj wala du ma tëj parce que affaire yi bu changé wut damay dem. kon loolu créer emploi amu fa kon loolu yokk chômage la. non. parce que boulangerie bi ubbi boulangerie am génne xaalisam gouvernement financé wu ko banque financé wu ko mu créé boulangerie créé emploi boo ko tëjee da ngay créé chômage. alaaj Cheikh sama boulangerie bi liggéeyam su normaloon tey fii nii tey maa ngi ci ay 40-50 personnes ak ubbi yeneen boulangerie sama table tour demoon nañ ba chaque guddi 7 personnes ñoo fiy taxaw nii 3 personnes 4 personnes ñoo fiy taxaw. parce que kon yéen seen liggéeyloo nit ki ba weer de tudd ma ko fay. yéen seen liggéey métti na. trop ji nga fàtte dafa tegewut ci yoon ñun état daf ñu seetaan ba fii may wax ak yow nii dem nañ ba ne farine bi loolu président Amis moo ko wax ne saaku bi mën na dem ba 18500 te baguette bi du jar du weesu 150 francs est-ce que kooku nit la. ci koo xam ne mooy ki géré fédération bi. déedéet président Amis mooy militaires yi seen point de presse bi ñu def 2 semaines passées xaw ma 3 semaines environ boobu loolu la ñu wax boo duggee ci internet bi da nga ko gis wala ci télé yi loolu fan la tege yow da ngay jaay sa farine li gën a garaaw mooy dafa mel ne usine yi farine ñoom boulanger yi rival lañ leen def. te ñoom boulangerie ñoo tax ñu jaral. ñun buñ liggéey ñoom duñ liggéey dégg naa barki dem am na sa collègue journaliste bu moo ne ma mais gars yi nee nañ dañuy wàññi production bi parce que mënatuñoo dem ma ne ko nañ tëj noonu de ku ñu tëj ñu sant. mais yéen xanaa amul lañ yéen ñoo xam ne dañ leen di défendre dem ci télévision yi di wax ak sénégalais yi dem ci presse bi ana amul leen ñu leen dooleel. non mais xam nga dafa am loo xam ne ku ne da ko xam ci Sénégal état Sénégal armam bi gën a fort mooy digla ak poche. jënd la daal. voilà léegi nag yow soo ñëwee wax ba dégg maanaam ba tiire ba bëgg a door mu ne nikk sa loxo ne la bu dalee du baax kaay. maa ngi leen bëgg a def comme ni ñu def Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. ah sañu ma ko tudd de en tout cas daal ku fi gën a mën a wax boo andul sax ngor bis dana dikk nga soppi kàddu. léegi foofu lañ toll fii Sénégal donc kon na nit ñi delloo seen xel te ànd ak seen ngor te xam ne ñun ñëpp ay jullit lañ te jullit dafa am lu laaj doxee diine donc am na lu fi mag ñi bàyyi ay valeur ak cosaan boo xam ne moo la namp te yaakaar naa donc da nga ko war a tari ndax ndaw ñi ñëw bu ëllëgee ñoo tax ndax teg mag ñi la ñuy xool sëñ Khadim Cissé donc ginnaaw ba nga leeralee lu bëri ci boulangerie yi Sénégalais yaakaar naa ku seetaan vidéo bi di nga comprendre lan moo seen problème par rapport ak mburu mi ak njaay meeg gouvernement bi mais tàggoo ma leeral la tuuti ci jaay ma mburu boobu fekk boobu dañ ne libéré mburu la ñuy interdit pas interdit 100% mais bala ngay libéré mburu da ngay uti reçu de commerce NINEA am contrat ak boulanger bi dem ministre de commerce wuti agrément am point de vente am oto bu koy libéré mais kon dootu jaay mburu ci bitik
kenn dootu gàddu mburu ci ay sac kenn dootu ko yóot ci ay pousse maanaam façon bi ñu koy defee daal dañ koy interdit léegi nag jaay kii libéré mburu bi day ñëw maanaam alaaj Cheikh day ñëw ci man ma defal ko contrat bu ma lié ak moom pour que ne mën naa ko jox mburu mu dem jaayiwaat mu am ci commission comme ko yóbbu am commission wala mu am point de vente am bañ tàmbali ñun ñu ànd ak waa ministère bi di wàcc ci terrain bi waa commerce di xeex jaaykati mburu yi nga xam ne waruñu ko jaay ci anam yooyu ndekete ñoom ña nga jaar ci suuf di créer seen jaay ma mburu mais nag boo xoolee boo xool nag loolu sax moo gën a logique moo gën a yéenu maanaam formaliser boobu nga xam sànq ba léegi loolu may formaliser organiser ko mais comme que amul tamit nag déggoo ma ne la xaaral ma ne la ñun dañu wàccoon ci terrain bi ànd ci liggéey boobu kon que ñun d'accord nañ ci mais ku ne xam ne Sénégal xaatim dugal ci tiroir yi moo tax Sénégal avancé wul waaw kay ordinateur yaa ngi fees dell registre yaa ngi fees dell document yaa ngi fees dell léegi nag ñu dem ba mu yàgg ñu dégg ñu ne créé nañ jaay ma mburu lan mooy jaay ma mburu mooy Tafa Mboup day toog ca këram téléphoné ne dama soxla 5 kilos pain woo GIE bi GIE bi woola yow borom woo ma man Xaadim ne ma ñi ngi yebal benn cag-cag wala benn kii nga jox ko 5 kilos mburu mu dem ma ne waa ji kañ la ñuy fay mu ne ma loolu di waxuñu ko ma ne kon baaxul beneen ba ca topp naka ngay génnee doom dàq doom yow da nga ne libérateur waratu la am nii la war a jaar ba libéré mburu yow nga ne léegi nga xëy ne da ngay libéré te far force lay doon man leen man bokkuma xëy na peut-être borom ñett tànk yi tax alaaji xam nga lu ñu war a wax nañ dimbali réew mi dimbali waa réew mi parce que ñëpp a sonn nañ yërëm sénégalais yi kii fi yàlla teg ci bopp réew mi yàlla dogal mu toog ci bopp réew mi mais avant xam nga yàlla du hasard maanaam suñ borom am na aada yi lu mu nekk dafa am fu mu koy jaarale jaar na ko ci na wàcc terrain bi na wax ak sénégalais yi nañ ko déglu mu dige na waslu ak xam ci lim dige woon yàlla dana ko sottal ak du ko sottal kooku du problème am mais na ci waslu ak ba ñëpp xam ne ah kii kat def na li mu man mais lii la yàlla dogal mais lañ doon xaar gisuñu ci dara ay oto dong liñ ci yor buñ ko jaayoon dana jariñ lu bëri ci Sénégal ay oto képp liñ ci yor buñ ko jaayoon dana jariñ sëñ bi nañ bàyyi caaxaan ñun nekkuñu Amérique nekkuñu France Afrique lañ nekk dañoo pauvre kon nañ dimbalante ci suñu biir waaye ndimbal li docteur yi nañ faj malade yi docteur yi buñ gën a xiif malade yi buñ gën a sonn malade yi docteur yi nañ dimbali malade yi mooy askan wi ñi ci kaw ñooy docteur yi nañ ñu dimbali ngir yàlla te xam ne nguur day jeex de gis nga démb moo fi gën a jege suba li passé na de te lii ñëw kenn xamu ko ba ñuy wateeg léegi ñaata seen morom ñeen dugal ci kees suuli ko ku ci rafetal alhamdulilah ku ci rafetalut yàlla na ko yàlla jéggal ñun ñi ci des xamuñu fu ñu mujj maa ngi jéggul jërëjëf kooku mooy sëñ Khadim Cissé di boulanger jóge bitim réew ñëw Sénégal investir ngir créer emploi ak bokk ñi defar réewam bu ñu demee ba nga xam ne nag sénégalais yi nekk bitim réew ñëw noonu pour liggéey seen réew ñu leen di gor ci tànk di leen bunduxatal di leen gàllankoor yaakaar naa ne ñi nga xam ne am nañ décision pour bugg a ñëw Sénégal pour liggéey bu ñu déggee lii du amati courage donc nañ jàppale sénégalais yi xam ne Sénégal métti na du Xaadim rek moo ko wax Tafa Mboup wax na ko Modou Gueye wax na ko Ndiog Gueye wax na ko Ibrahima wax na ko ak suñuy yaay yeeg suñu tante yeeg suñu bàjjen yi kon li ñuy dund métti na métti boo xam ni donc secteur boulanger bi nañ leen jàppale xam ni dañu yor ay njaboot di leen jàppale employé leen war leen di fay na gis nga nee na dafa jógee ci juróom-ñaari nit te léegi ñetti nit yoo xam ne ay employé lañ kon moom mi ngi xalaat ni moom bu ëllëgee mën na tëj comme ay moromam kon nguur gi nanu gestu ñi nga xam ne ñooy boulangerie yi te jàppale leen Kocc Barma Events nag la nekk nag donc nii rek jox kaddu ndaw ñi jox kaddu askan bi ñu wax seen leen métti ak leen naqari ngir Sénégal jëm kanam ñu faraluñu Macky Sall faraluñu opposition faraluñu kenn ku dul sénégalais yi leen àndal ndax dañoo bëgg sénégalais mel comme yeneen réew yi kon boog la bëggoon wax nga tëjee ko ñu jeexalee ko ci wàññim emploi ak réew moomu man demoon naa ba pare pour joxe samay kilo dellu ci diaspora ba mi ngi noonu kon wallahi sama frère moom ne ma door dem fii ngay toog parce que kon dafa mel ne da ngay daw kon boog mi ngi noonu kon moo leen tëjee kon ñoo ko gisandoo kon suivre leen émission bi jusqu'à la fin te ngeen abonné ci chaîne bi ndax chaîne bi njariñ kase la amul saaga amul wax lu ñaaw amul diingat amul jokkal bi amul wax dara loo xam ne muy safaanoo la ak suñuy culture ak suñuy valeur Kocc Barma Events jërë ngeen jëf